ci turu conférence des leaders ak ci turu sénégalais yëpp di naqarlu ak di jaale ñi nga xam ne ñàkk nañu ay mbokk ci li xew démb Kafountine nga xam ne ab gaal boo xam ne ay ndawu Sénégal ñoo ci duggoon fas yéene dem Espagne ngir jafe-jafe yi ñuy dund fii ci réew mi te ñëpp di ko dund nag fas yéene woon dem ci émigration pour ut lu gën loolu nattu dal leen ci ba nee nañ ñu fukki bakkan ak ñeent rot na fa loolu lu bëri la te ñu gis ni juróomi fan ci gannaaw lu ni mel amoon na fële ci Espagne donte nee nañ ñu ba léegi recensé gu ñu fa ab sénégalais waaye ñu xam ne ay africain lañu te gën saa gàtt war nañoo mat juróom-ñeent fukk ak lu tegal loo xam ne seen bakkan rot na fa. Nous sommes dans un monde ouvert ku foog ni mun nga manipuler nit ñi ñëpp dañuy suivre actualité di déglu di xool réseaux sociaux yi surtout nag ndax le meilleur indicateur de la vérité aujourd'hui c'est les réseaux sociaux lu kenn mënul jënd. kon ñu ngi gërëm ñooñu ñëpp di wax nag ni dinaa waxaat tuuti ci samay xarit magistrat yi keroog avocat yi dañu wax lu am solo fi mu ne nii nous sommes à la croisée des chemins lu ne mën na xew ci réew mi lu ne mën na xew ci réew mi ndax kenn weddiwul ni Sénégal réew la boo xam ne mi ngi sous tension. li ko firndeel mooy lii li ko firndeel mooy li xew ci fan yëpp te loolu it daf ñu war a delloo ci lenn waa dafa ne woon il va réduire l'opposition à sa plus simple expression opposition bu dox ba mun a créer une condition de tension dans un pays opposition boobu sori na sa plus simple expression c'est le pouvoir qui est réduit à sa plus simple expression tey c'est le pouvoir qui s'oppose loolu moo yéeme ci Sénégal c'est le pouvoir qui s'oppose à l'opposition aujourd'hui c'est l'opposition qui pose des actes pouvoir bi topp ci gannaaw te yaakaarul nag lu dul ci police ak gendarmerie ak magistrature moo tax ma ne am réew bu tollee foofu avocats yi rappelé nañ ko les juges keroog fële ca Guédiawaye rappelé leen ko fii ci Dakar ñun on n'a rien contre les magistrats te li ma yàgg wax gëm naa ni li ëpp ci ñoom c'est des magistrats dignes bi ma defee fii sama dernier sortie wax ci juge yi li ma waxoon yépp à 90% vérifié wu na lan laa waxoon dinañu renvoyer nañu les chefs de juridiction ñoo koy jël ñoo ko jël lañ cay jublu mooy des condamnations de principe pour les leaders politiques def nañ ko kon li ma waxoon yépp am na waaye bi ma ko waxee ba pare samay avocat dañ ma woo ne ma ah juge sàngam de xam nañ ko yàgg nañoo jëflanteeg moom te xam nañ ni ku jub la te xam nañ ni kenn du ko mën a influencer te ni nga waxee ci moom dafa mel ni méngoowul ak ñun li ñu xam ci moom ma ne leen tey ñun dañoo nekk ci xeex te je suis désolé de le dire waaye suñu principal adversaire ci xeex bi ci jamono yi ñu toll du Macky Sall c'est la justice du Macky Sall c'est la justice ndax bu buggee annuler suñuy liste ci justice la koy jaare conseil constitutionnel moo annulé suñu liste ci lu dul dëgg ñëpp xam ko mu valider seen liste ci lu dul dëgg ñëpp xam ko kon justice boobu suñu adversaire politique la aujourd'hui bu buggee rendre inéligible benn opposant politique ci justice la koy jaare kaaw Khalifa Ababacar Sall ngi fi bu buggee sonnal opposition ci justice la koy jaare ci ay arrestation arbitraire kon justice boobu bu nangoo ñu jouer ko rôle boobu dafa war a nangu it moom ak keneen ku mu doon nag wax ji dafay leer de fii dafa am Macky Sall di gouverner am ñun ñuy opposé wu ku mu neex nag nga ànd ak Macky Sall ñun amuñu ci problème mais na nga nangu ñu ne ci xeex bi ñuy xeex dañ lay dugal ci xeex bi donc
li avocat yi wax justice bi li ñu leen wax juge yi mooy ñoom ñoo war a àtte fi mu toll nii ñoom ñoo war a doon les garants de la démocratie te tant que ñi ngi jël décision yi nga xam ne dëppoo nag li nga xam ne mooy yoon parce que fii ñëpp fi jàng nag ñëpp fi jàng te kenn demul ci justice ay loxo neen kuy dem ci justice da ngay dem ak ay avocat ay professeur université jàpp ci ñoom ñëpp même droit bi la ñu jàng te ñun ñii ñi ci ëpp ci ñun fac droit la ñu génne kon suñu liiree texte de loi mun nañu xam li mu wax juge bu fi attewul lu dul yoon ñëpp xam nañ ko à commencer par yow mi ko atte xam nga ni li nga atte du yoon mais tant que juge yi ñi ngi doxal yoon di atte yoon defe naa réew mi apaisement dina fi am loolu mooy seen rôle bu ñu tooñee nañ ñu teg tort bu ñu tooñee nañ ñu teg tort appliquer ñu la loi de manière claire et précise coow du am waaye bu loolu amul buñ ñu tooñ te yàlla xam na ni tooñ nañ ñu tooñaat ñu te ñoom xam nañ ko magistrat boo ci wéetal mu ne la li xew fii du yoon li xew démb ak barki démb du yoon waaye tane na par rapport ak lañ daan def moo tax coow li bëriwul ndax sursis bi ñu teg Déthié ku ñu jàpp fii sa buntu siège ci manifestation bu war a am à 4 kilomètres d'ici jàpp ñu la ngay manifester jàpp ñu la nga woote jàpp ñu la nga ñu jàpp la ci condition yooyu kidnappé la yóbbu la ba pare xotti sa orma député moo tax wax naa ko il faut porter plainte contre le procureur xotti sa orma député ba pare ñëw ne la ab sursis lañ la jox loolu du yoon waaye ku jàpp 127 personnes bàyyi 127 personnes les 124 nga ne amul sax lu ñu leen mën a teg ci ay faits ñun dañu naan justice mi commencé jege liy yoon te bis bu ko jegee ba nekk ci justice boobu confiance bi am digganteem ak peuple bi dañ ko restaurer parce que ñoom ils doivent être au-dessus de la mêlée li tax nag du ma sori ci loolu mooy xam naa ni am nañu rendez-vous yu bëri ci kanam ak justice boo leen waxee ci lu jëm ci lu rafet ñu ne danga leen di essayer jënd duñ ci sori waaye xam nañ ni rendez-vous yi ñuy xaar suñu diggante ak justice dina bëri parce que su dee ci la ñu mën a dëkk la ñu bëgg a dëkk dinañu jàpp ba sonn waaye dinañu bàyyi ba sonn xam nga 2011 Macky Sall bi ñu jàppee benn waayam defe naa mooy sous-alimenté boobu naan daf may assassiné bi ñu ko jàppee dafa ne woon na Ablaye Wade tabax ay prison yu bëri parce que ñoom ñëpp dinañ leen jàpp ñu delloo ko loolu na yokk li mu am ci budget na ko tabaxi ay prison waaye du weesu 16 jours une semaine wala 10 jours bu soobee yàlla parce que réew mi ñaar moo fi nekk léegi benn fànn bi dafa am Macky Sall nga xam ne wéet na tey làqatu ci gannaaw police am ak gendarmerie parce que xam na ni askan wi won na ko gannaaw mu jàkkaarloog ñun opposition bi ñun yoruñu police yoruñu gendarmerie yoruñu ngànnaay waaye lii suñu police di suñu gendarme di suñu ngàndaay mooy askanu Sénégal le peuple sénégalais mooy suñu police mooy suñu gendarmerie mooy suñu justice mooy suñu ngàndaay moo tax il faut ñuy dégloonteeg askan woowu man waxuma kenn ci Sénégal askan wi laay waxal parce que askan wi moo dem ba xam ni lii Yewwi Askan Wi di leen wax lii mu leen di proposer mooy seen mucc donc man askan woowu laay waxal wootewu ma ndimbal fenn askan wi laay waxal askan woowu nag dañ ko war a dégg di ko déglu askan woowu dafa am lu mu waxtaan ak ñun ci fan yi soxna Aïda cité na ay secteurs yu bëri waaye ëpp na loolu mënuñu ko lim fii la ñu jot ñun ci ay message ay appel ay yóbbante ku fi toog rek ci ñun ay junni la moo tax ñu ne faaw ñu dégloonteeg askan woowu moo tax li mu wax yépp ci njàng mi ci aji màkka gi ci tabaski bi ci liggéey bi léegi rek am na ñoo xam ne président Khalifa Sall président Habib ak soxna Aïda Mbodj ñoo leen doon recevoir bokk na ci ñooñu ay hommes d'affaires yu mag yu mënul tudd fii waaye fii lañ leen recevoir balaa ñuy commencer réunion lan moo leen andi woon wax li nga xam ne mooy seen inquiétude ci situation Sénégal
ñooñu ñëpp ñu ngi leen di déglu moo tax ñu ne dinañu fomm waaye man damay wax ni loolu ay raisons la mais c'est pas les raisons fondamentales dégloonteeg askan wi lu am solo la ndax ñun bu ñu wootee ñu génn askan wi génn kon askan woowu il faut ñu may ko nopp waaye li gën a ñor ci li tax ñu ne nañu xoolaat doxalin bi mooy option stratégique nag du fii laa koy développer def mais naa ci wax lenn parce que suñuy militant ak askanu Sénégal ñu ngi déglu gis nga situation bi ñu dund li ñu ci mënoon am yépp am nañ ko ndax Macky Sall bi muy def lii muy def nii jàppul woon ni mun na jur lii mu jur ndax yàgg na fee éliminer ay candidature dara yëngatul 2019 daf fee éliminer ay candidature teg ko ci ay parrainage ak ay inéligibilité élection législative bi mu éliminer ay candidature élection locale bi du moins ñu ñëw dugg ci élection législative mu éliminer candidature ndax moom ni muy fonctionner mooy dinaa def li may def te dara du yëngu dégg naa 2021 février 2021 bi muy yëkkati complot bu ñàkk fayda boobu bi ko gars yi waxee daf leen ne dinañ def li ñuy def yëpp te dara du yëngu waaye bi làbbali safee daf leen ne tout est mystique dans cette affaire mystique bu jógee fan xam nga ñoom loolu la ñu gëm moo tax foog nañ ni lépp mystique la noonu la ko doxalee ci liste yi dafa gëmoon ni dina éliminer suñuy liste te dara du yëngu waaye defe naa tey jii la Macky Sall di gëj a éliminer liste ci Sénégal parce que élection législative ñun suñuy liste ma dalal xelu sénégalais yi suñu liste yëpp ñu ngi en compétition ñu wax sénégalais yi nag nii fa ñu toll nii la ca des mooy am na laaj bu am solo boo xam ne ñun ñëpp dañ cee war a tontu ndax dañuy dem élection am déet Macky Sall li muy def nii bokk na ci liñ ci mën a jàngat mooy bëggul élection am Sénégal waaye bëggul ñu ne li tax élection bi amul ci moom la jóge waaye du jóge ci ñun de le 31 juillet élection day am te bu soobee yàlla le 31 juillet Macky Sall perte assemblée nationale le 31 juillet élection dina am Sénégal incha allah te 31 juillet Macky Sall perte assemblée moo tax comme li ñu waroon am yépp am nañ ko dañuy déggal élection bi nañ koy développé ne nag mooy dañoo woo Sénégalais yi ñu sanctionné Macky Sall won ko ni du moom mooy tànn kan mooy candidat pour candidat kan mooy dem élection ak kan moo dul dem élection il faut que Macky Sall Sénégalais yi waxuma mu perte assemblée ci ay ñun ñu am ay 52% moom mu am ay déedéet il faut mu doon défaite bu spectaculaire te xam naa ni Sénégalais yi toll nañ foofu ñaareel bi mooy Sénégal est-ce que bëgg nañu coowal 3e mandat jeex Sénégal te bal du tàkk gaañu gaañu du ci am bakkan du ci rot est-ce que Sénégalais yi bëgg nañ loolu parce que ñëpp a jaaxle tey ci lan mooy xew fii ak septembre 2024 moo wax Sénégalais yi nag ni am ngeen occasion ñu dakkal loolu te bal du ci tàkk xam ngeen fu muy jaare mooy le 31 juillet ngeen génn voter massivement contre Macky Sall ndax bu ñàkkee assemblée nationale bi dootul wax ci Sénégal boo moytu sax dina takk ay bagaasam balaa mandat bi jeex dem ñi leen di wax ni opposition bu jëlee assemblée nationale réew mi day bloqué ak nangam nag waxuñu dëgg barki Dembo Ndiaye France opposition bi jël na assemblée nationale États-Unis à chaque élection de mi-mandat boo moytul opposition jël majorité bi au Sénat te blocage du am parce que ñun ay responsable lañu waaye dinañu saytu ñu yore réew mi yéen ñëpp xam ngeen ni càcc gi bëri na ci réew mi randal bi bëri na jël nañu réew mi jaay ko tubaab yi jël nañu suñuy pétrole suñuy gaz ak lépp joxe ko suuf si ñu ngi koy dagg di ko jox étranger est-ce que bëgg ngeen loolu lépp dakk fi ma ngay jaar ci Macky Sall mu leer ko ni mandat am jeex na Sénégal te pour loolu am ñu ngi wax ak askan wi gis nga 31 juillet bu ñu génne woon liste yëpp sax benn politicien am si ñu jël ay nit yu ngeen xamul Yewwi Askan Wi présenté leen voté leen massivement
pour Yewwi Askan Wi kon waxu troisième mandat dootu ci am te bal du tàkk manifestation kon ku am kuddu waroo lakk te sénégalais yi am ngeen kuddu waaye am ngeen kuddu bu leen kenn nax ci leneen ak élection jot ñu sàcc xaalis réew mi yëpp ñëw di leen ko jox naan leen votel leen am ngeen kuddu te 31 juillet la bu ngeen defee li ngeen war a def nee naa leen 2024 février 2024 à 20h Macky Sall takk nay bagaasam pare ñu abal ñu ak soxoram ak mën a fayoom ak mën a dóoraateem ak jaay réew mi est-ce que loolu bëgg ngeen ko ma ngay commencer le 31 juillet ci loolu la ñu woo Sénégalais yi moo tax ñu ne nag dinañu am lu koy natt lii natt loolu dañoo bëgg lii ñu wax ak sénégalais yi tontuñu est-ce que pare nañ pour loolu keroog Aïda Mbodj dafa wax fii ne li xewoon keroog ci concert bi concert casserole bi mu ne référendum la gis ngeen ni concert u préfecture yi am na préfecture yëpp dañoo dajaloo def benn concert te benn préfecture rek la interdiction am jaadu moom moo wax li ñu lu yoon wax muy bu Fatick ndax moom nee na menace de trouble à l'ordre public benn ñaareel bi mu ne amul suffisamment de policiers pour encadrer loolu la loi wax ñeneen ñëpp waxuñu loolu préfet Dakar nee na déglu leen bu wax di mu wax dafa am solo nee na risque réel de trouble à l'ordre public ak des mal intentionnés dañuy jóge ci biti ñëw infiltré kon moom nangu na ni ñun du ñun ñooy les mal intentionnés du ñun ñooy malfaiteurs yi nee na ay nit yu jóge fële ñooy ñëw infiltré ñu waaye nee na dafa am ñu préparé woon pour sàcc xaru tabaski jaaykatu xar yi loolu la préfet wax nee na gars yi dañu bëggoon profité ci manifestation bi ñoom xam nga loolu Macky Sall xelam war naa tey nit ñi amuñu njëgu xar liggéeyul jàppalewul Sénégal ba nit ñi amuñu xar mu ne léegi suñu manifesté woon gars yi dañuy profité sàcc xar bu ñu tabaski jee boo ko sàcc xar sax amoo tabaski am nga yàpp nag kon ñoom def nañu seen concert d'interdiction ñu wax leen ñun lan moo tax du seen interdiction moo tax defuñu de ñu wax leen askan wi lu ñu dégganteeg ñoom lañ ko bëgg a remplacer nag ànd ak mu doon benn référendum ci ñaari question yi ñu wax askan wi benn ñaari question yi ñu wax askan wi benn il faut que massivement askan wi wax ni le 31 juillet Macky Sall dina ñàkk assemblée nationale ci loo xam ne du am lam-lame du am contestation loolu dafa am solo ñaareel bi mooy ñu won Macky Sall ni moomoo réew mi yow yaay tànn ku la neex yaay tëj ku la neex yaay dàq ku la neex yaay jaay suñu alalu réew ñaari question la référendum tontu bi ñu bëgg nag askan wi tontuñu ko mooy concert de casserole bi ñu leen di woo ëllëg jeudi xam nañ ni pare ngeen bu yàgg ñii sax dañ ñëwoon nañ ko def tey waaye nañ ko def ëllëg moo gën lañ ci bëgg nag mooy li ñu amoon keroog dañu bëgg lu ko mat ñett parce que dañu bëgg mu doon message bu gën a forati ci Macky Sall te muy mujjanteelu concert casserole bu ñuy def suñu weesoo loolu nañu yeewi nit ñi ñu préparé ci seen tabaski te ñu jóge foofu dëgmal nag élection locale ndax xam ngeen ni fi ñu toll nii tey fukki fan ak ñaar moo des ci début campagne bi 12 jours dafa jot normalement bés bu ñuy tabaski bés boobu la campagne bi war a commencer xam nga sax loolu nuñ ko organiser kon suñu paree loolu na ñëpp dem préparer seen tabaski te yàlla may leen xar ak lu ñu xottee ak yeneen waaye nañu préparer campagne bi suba 30 juin à 20h dañu bëgg ku nekk Nouakchott sax na nga dégg casserole yi ak cornet parce que loolu ëpp sax solo liñ doon bëgg a def muy manifestation yooyu waaye ma daanelee nag nii Macky Sall léegi li mu bëgg liy mbëbëtam ñëpp xam nañ ko ci Sénégal mooy 3e mandat te jàpp na ni pour mu am ko il faut mu xeex ak ñun nu mu gën a gaawee
du Macky Sall moo ñuy tànnal xeex bi dina am de ma wax leen ko yéen ñëpp nag jeunes yi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi xeex bi dina am waaye ñooy tànn kañ la xeex bi dina am de ñaanuñu mu am nag te bu sénégalais yi defee li ñu war a def le 31 juillet xeex dootu fi am waaye moom dafa bëgg ñu déclencher xeex bi tout de suite parce que nu ñuy gën a jegee 2024 mbir mi di gën a bon ci moom moo tax muy def provocation yëpp bu dee nag def na lu war a déclencher xeex bi suba na ñëpp préparer ñu xeex ko parce que mbébétam yëpp mooy nu muy def ba teg loxo ci leader yi nu muy def loxo fexe ba teg loxo ci leader yi am lu mu leen takkal pour préparer inéligibilité pour 2024 loolu rek mooy yitteem ay dossier rébellion fii ay dossier appel à insurrection commando spécial juróomi nit ñu ne ay cocktail molotov lañ doon def ñu ne ñoo waroon a taal réew mi tappale yooyu mu def ko ak procureur am boo xam ne safadi boo xam man keroog ma duggee ci tribunal dama rus quoi di interroger yow sax li tax nga sol trait yow ngente nga doon dem ngente kan mooy dem ngente ak trait safadi benn peeru safadi boo xam ne kenn mosu koo gis ñu ne kooku mooy procureur Sénégal waaye ñu ngi leen di xaar fii kon c'est pas parce que ñu ngi naan concert casserole que bàyyi nañu leen méthode de lutte bu nekk ak fi ñu koy utiliser waaye nañu dànk fanaanal rek parce que natt nañ ko xam nañ fu mu toll lii la ñu bëggoon wax ci lu gàtt di leen gërëm di leen sant